Elhadji Ndiogou Diène. mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar suba gi dañ koy door ak tiisu dal démb ci kaw taskatu xibaaru Sénégal yi ak génnu àdduna Jean Meissa Diop nekkoon taskatu xibaar nekkoon ca Walfadjri nekkoon tam jàngalekat CESTI mu génn àdduna démb ci juróom fukki atam ak juróom-ñett levée du corps bi suba lañ koy amal ci hôpital principal buñ ci noppee daañu amal messe bi ca église Sainte Marie Médiatrice bu Ndiaganiao buñ ci noppee nag jébbal ko boromam ca Mbalaxaat di dëkk ba mu cosaanoo di koy ñaanal yàlla waaye fa su si kawam moom Jean Meissa Diop. RFM rajo askan wi. wax ci tolluwaay mbas mi di coronavirus Kaolack nag mbir maa ngi fay law bu baax a baax dem sax ba tàmbale jaaxal ñi nga xam te ne ñooy kilifa yor wàllum wér-gu-yaram nee nañu nag ci fan yu mujj yi daal nemmeeku nañ ne lu toll ci juróom-ñetti téeméer nit am nañ feebar bi cas yi nag toll ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent loolu juróom-ñaar fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan tax nag ba ñu jug nag di amal ay ndaje waaye tamit di yee askan wi ci ñu moytu jàngoro ji dañ ciy déglu médecin chef région bu Kaolack Aïssatou Bari Diouf ci micro Ibrahima Diamé. fi ñu toll nii ñu ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne laale nañu ak mbas bi ci biir région bi may fàttali rek ne ci biir yooyu téeméer boo ci jël lu ëpp juróom-ñetti fukk ak ñeent yi ci biir commune de Kaolack la parce que commune de Kaolack comme ni ngeen ko xamee célébé yoon la densité bi fii la gën a ëppee tamit trafic bi fii la gën a ëppee moo tax fii moom ci commune de Kaolack vraiment fii la mbas mi gën a amee solo fii la gën a taree daal maanaam bu loolu weesoo ci biir ñooñu ñeenti téeméer yi ak fanweer ak ñett ñooñu wër nañu ba léegi ñi ngi faj ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent am na nag ñàkk nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu ciy profité rek di leen jaale askan bi di leen jaale seen mbokk yi lu weesu li war si centre de traitement bi comme ni ma ko waxee sànq am na ay cliniques yuy jël en charge waaye bu loolu weesoo xamal leen rek ne ñi ñuy traité ci kër yi mooy ñi nga xam ne dañuy répondre définition cas simple waaye cas yi nga xamante ne ñooñu ci centre de traitement bi lañ leen war a traité ñooñu ñi ngi leen fay traité te bi seconde vague bi tàmbalee ba léegi centre de traitement bi feesagul dell ba nga xamante ni dinañ wax fan la ñuy yóbbu malade bi. mu ne woon docteur Aïssatou Bari Diouf di médecin chef région médicale bu Kaolack ca Ziguinchor ki nga xamante ne mooy meex ba nag di sakku ci askan wi ñu moytu sàmmonteeg digle ko docteur waaye tam ñu dem ñàkku ji bañ a gëm nag li ñuy wax yëpp ci wàllum ñàkk yi dañu koy déglu moom Abdoulaye Baldé ci micro Lamine Ba. di leen wax moytu leen corona baa ngi fi parce que corona ñun ñi si jaar xam nañu ko feebar boo xam ne boo amul doole dina la daan donc rawatina surtout di ñaax nit ñi bu ñàkku bi ñëwee mooy vaccination yi na ñëpp vacciné wu vaccination bi du bii du guléet bu doon vaccination bi day rey nit ñi bu nit ñi ay gàllankoor président Amérique ak yeneen président yi du ñu vacciné wu donc nit ñi bay caaxaan bu vaccin yi ñëwee nañu vacciné wu c'est vrai que bon plus haute autorité mën nañ joxe exemple bu ma ko waa docteur Maye damay njëkk a vacciné wu pour que ñëpp xam nañu que exemple pour que ñëpp mën a bég mën a en tout cas rassuré mais vaccination moo fi jëlee ay feebar yu bare yu mel ni ay poliomyélite ay yeneen feebar yoo xam ne amoon na fi ay épidémie donc dañuy xam ni que du ñuy wax ci réseaux sociaux yi ku nekk dafa bëgg a nekk expert alors que lu bare loo xam ne ñu wax demaloolu àddina kii en tout cas àddina bi ci kanam. mu ne woon Abdoulaye Baldé di maire bu Ziguinchor ngeen nag dakkal lawuk mbas mi ci réew mi rawatina nag ci diwaanu Ndakaaru waral nag ba kilifa région bu Dakar jël dogal daal di tëj marché yi bés dimanche kon marché yi dañu ubbi ca Tilène nag marché Tilène ni ñu nemmeeku moo di ne ñi di commerçant yi ak borom cantine yi sàmmonte nag dogal boobu wute loolu ak ñi nga xam te ne ñooy marché ambulant ñoom dimanche démb ji jaaj nañu reportage Aminata Ba. ca marché Tilène dogali autorité locale yi daal di mujjee jël ngir xeexa mbas mi commerçant yu bëri méngook nañ ak yile dogal seen place yi yëpp la ñu daal di tëj ci niki dimanche bi waaye ci bile bërëb ñu mën fee gis ay marchands ambulants ku ci mel ni jaaykatu sous-vêtement bi moom nag muy fësal na xaram. nit ñaa ngi souffrir ñu tollu kalaate tàkk rek moo def man bu ñu jëwoon ba ñu ma ci daal sama vie dama koy dund ba mu jeex ndax man sénégalais la man boo ma jàppee jàpp ma ci dëgg. beneen marchand ambulant di wóoj turu Cheikh moom nag àndul benn yoon ci liñ leen daal di tere jaay dimanche yi ndax ak koppar biñ ciy ñàkk. maire bi daal bàyyi defuñu seen liggéey ndax yàqal nañu lu bëree ñun dimanche bi si la suñu xel doon gën a dal pour ñu liggéey ndax si la doon gën a am yaatu si maire bi si lañ doon bàyyi ak suñu sago ñuy faraatu ay ñaar dërëm ak juróom di ko yóbbu suñu waajur yi dimanche boobu tey moom la ñu xañ lu bëri la ñu yàqal ndax suñu
suñu business dama yaakaar ne dimanche lay gën a dox. commerçant yi ñu fekk ñuy waxtaan ñoom nag ñëw nañ ci bile bërëb ci fajar ba léegi waaye nee nañu gisuñu kenn ku daal di raxas sa marché bi comme ni ko autorité yi diglee woon. day xool jaay doole la ndax li ñuy wax ak li ñuy def safee do waaye si boobu léegi gisuñu fi kenn. fii gisuñu fi kenn ku bokk si essence mairie sax gisuñu ko fii xam nga loolu yéen a wut maanaa tey dañuy pomper 6 heures ba léegi ñu ngi ci marché bi gisuñu kenn ñun ñi ñoo fi nekk. ngir daal di xeexal law jàngoroy Covid-19 marché yu bëri fii ci Ndakaaru ba ci sax ci banlieue bi kenn du ci jaay ci dimanche bi ngir rek ñu mën a daal di raxas marché yi. Aminata Ba des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak syndicat bi ëmb pharmacien privé yu Sénégal yi ñoom nag ñuy ñaawlu dogal bu jëm ci toxal pharmacie de la nation yóbbu ko nag ca place de l'indépendance yi nga xam te ne beneen pharmacie moo fa nekk di pharmacie la grande pharmacie dakaroise nee na loolu jaaduwul te duñ ko seetaan docteur Hassane Diop moo jiite syndicat pharmacien privé du Sénégal ñu déglu ko ak Jo Maron. waaw li ko waral mooy ñi ñu dénk tey pharmacie. muy direction de la pharmacie ñoom ñoo jël décision bi nga xam ne ànduñu si décision bi muy lan muy site bi nga xam ne joxoon nañ ko déjà benn pharmacien muy docteur Aïssatou Ndiam ñu d'accord tey pour transfert dafa beneen pharmacie loolu la ñuy wax ne warul mën a nekk parce que moom moo fa nekk depuis lu ëpp léegi fanweeri at voire même plus donc bu ñu mënuñu xëy suba transférer une pharmacie si site bi nga xam ne moom moo fa nekk déjà. waaw li ñu ci jublu mooy wax ak askan bi ne lii si dossier bi lii ak lii moo ci nekk ndax boobu léegi nag ñu ngi jéem waxtaan ak ñi war a waxtaanal ba lu mel ni bañ a am mais comme ñoom déggu nañ loolu foog mu am ndaje bi li ko tax a jóg mooy wax ak askan bi wax leen li ci nekk te aussi que pharmaciens yi tey taxaw nañu pour loolu bañ a am. mu nekkoon docteur Hassane Diop jiite syndicat pharmacien privé Sénégal ñoom ñooñu sax daañu amal ab jono ak taskatu xibaar yi naka tey jii ci suba gi 8h tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax lu soxal wàllu njàng mi ak manqué gu jàngalekat yi manqué ci l'école yi waral nag ba nguur gi daal di jël dogal ne ren daañu jël ëpp ci 3 junniy jàngalekat tàmmali neen sax di leen di tàggat su ko defee buñ demee ci l'école yi mën a saafara jafe-jafe boobu ñu nemmeeku dañ ciy déglu ki nga xamante ni mooy directeur de la formation de la communication nekk tam ki yor kàddu ministère bi ñu dénk wàllu njàng mi Mouhamed Moustapha Diagne ci jokkoom ak Jomaron. at yi yëpp système bi ñi nga xam ñoo ko séq muy ministère bi mu syndicat yi di niveau déconcentré bi waaye di organisation sociale civile ñëpp dañoo constaté que jàngalekat dafa manqué ci système éducatif ba ñu waxoon ko ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla mu porté plaidoyer yi waxtaan ci plaidoyer bi waxtaan ci ak chef de l'État président Macky Sall donc d'accord na yokk quota bi ba léegi daa nangu na ñu jël lu mat 2 junni ak juróomi téeméer ci ay maîtres jël téeméer ak ñaar fukk ci ay professeurs yoo xam ne dañuy jàngale ci collège yi ak téeméer ak ñaar fukk ci professeurs yoo xam ne dañuy jàngale ci lycée yi loolu it dañu permettre wax dëgg yàlla ñu taxaw ci réduire déficit bi ndax souvent li ñuy wax ay classe double flux ak classe multigrade lañu daan moom la IAA ak IEF di sukkandiku pour mën a compenser li ñuy wax déficit enseignant donc daal muy nekk lu am solo loo xamante ne bile 2021 2022 dañu permettre donc ñu faire face candidat yi nga xam ne admis nañu fii ak fin janvier ñii daañu leen affecté ci CRFP muy centre régional de formation des personnels d'éducation pour maîtres yi et les professeurs yi daañu leen yebal FASTEF wala ci yeneen centre de formation yi pour ñu commencer seen formation ci bu gën a gaaw. mu ne woon Mouhamed Moustapha Diagne directeur de la formation de la communication nekk tam ki yor kàddu ministère bi yor njàng mi des ba léegi ci njàng mi ca Cap Skirring foofu nag nemmeeku nañ ne xale jigéen yu bëri dañuy bàyyi ñoom njàng nee na nag li ko waral bokk na tourisme bi waral nag ba ñu taxawal fa projet bu toll ci juróom-benn fukki million mairie bu Jembereng moom moo ko taxawal ngir fexe daal ba xale jigéen yi des ci l'école yi Lamine Ba. xale yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir l'école bi ay jafe-jafe yu bëri dañ koy jànkoonteel ci station balnéaire bu Cap Skirring li ko waral nag mooy tourisme bi tax na ba ju ci bëri dañuy gaaw a bàyyi li nga xam ne nag boo di njàng mi ba tax na ki di maire bu Jembereng di yëkkati ay kàddu di wone ni dayoo bi tollu sunu xale yi nga xamante ni ñoom ñooy jàng tàmbale jàng bi depuis CI ba université bu ñu ñëwee ba ci CM yi ak lycée yi dañuy daal di bàyyi jàng parce que fii yéen ñëpp xam ngeen ne ak tourisme boo ñëwee ba ci jamono boobu boo ñëwee ba ci phase boobu da ngay toll ci
ci lu tubaab di tuddee donc adolescence. ngir xeex loolee am na ab projet bi nga xam ne taxawal nañ ko ci biir commune bu Jembereng ñu dippee ko projet de redressement pédagogique des filles en difficulté li ñu ci jublu nag muy jàppale xale jigéen yi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe ci l'école bi ñu bañ a dugg ci leneen te tourisme bi di ko waral li ci gën a bëri dina am beneen pàcc bi nga xam ne dañ ko jagleel jàppale njaboot yi nga xam ne fa la ñuy fekk baax muy sukkandiko ci kàddug Chérif Chamsidine Sarr moom moo jiite fondation espagnole bi nga xam ne mooy jàppale njàngum xale jigéen ñi fii ci Sénégal. ñun nag dañu liggéey ak école yi pour que école yi ñu neñu suñu école tel élève ñoo nekk ndaare comme ni ñu koy waxee Sénégal mais ñun dañuy jàpp ni ñooñu dañu am jafe-jafe rek seen njàng dañu war a jàppale ñuy jox leen ay enseignants bi nga xam ne chaque semaine élève bi dina am 3 cours de renforcement donc loolu mooy tax élèves yi su ko amee pendant 18 mois vraiment notu élève bi dina mën a améliorer. ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàng beeg njàngale mi ak partenaires yi nangu nañ ne jamono ji xale jigéen yi nekk ci zone tourisme yi soxla nañ bu baax ku leen jàppale ndaxte jamono ji ba tax na ñu sàkku ñu yaatal yile xeetu pexe bu ñu bëggee xale jigéen ñi des ci l'école bi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba wax lu soxal wàllum diine ak ni nañ ko doon waxee Youssou Diop mi nga xam te ne moom lañ tànn léegi mu jiite daayira Hizbut Tarqiyyah wutu kii di Serigne Atou Diagne ñuy génn àdduna àjjuma bi ñu wees moom Youssou Diop nag yëkkati kàddu yu njëkk li mu xamle mooy tànn gi ñu ko tànn ngir mu jiite Hizbut Tarqiyyah am doon nag pal waaye nag ndigal la goo xam te ne du def lu may jafe ko ñu déglu Youssou Diop ci micro Marema Diop. amuñu bëgg amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jeñ man ak mbooleem ñu nekk ci daara ji sëñ Atou li nu àndeek moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci médaille bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kàddu gu may wax gudul kàddu yu sant la ak ñaanal la ñun moom armée lañu boo xamante ne ñun ndigal rek ñu yëkkati ndigal rek moo ñu yëkkati armée lañu boo xamante ne kenn ku ne ci suñu biir koo xamante ne di nga doxee nen lu dul lan la sëriñ bi bëgg ak lan la sëriñ bi wax. man mii de ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gestoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite googu nag man jàppewuma ko ak pal. ndigal dong laa ko ndax bu ñu ma laajoon lu demee noonu waaye ginnaaw sant nañ ma ko nangu naa ko ndax man maa jaayante woon ne lu ñu ma digal naa ko def lu ñu ma tere naa ko bàyyi. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal ci ñoo Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay El Hadj Ndiogu. naka waa Cap Vert. tabarkalla ña nga fay baax. waa Praia ña nga fay baax. naka neexoon na. waaw foofu de am na jàmm am na salaam. dëkk ñoom ana. amul xëy 5 heures du matin def RFM matin. ah lan ma fa am da ngay ràcc ba boori 9 heures nga yeewu. macha allah dem naa ne café. kon ba doo dolliwaat di. mën naa ne. nekk envoyé spécial. kon léegi ñu dugg ci wàllu tàggat yaram lu ñu koy dooree. ak Ligue 1 bu Sénégal démb dabas nañu ñeenteel bi journée jongante gu mujj ga ca Thiès doxoon na diggante waa SNEPS Excellence ak waa Gorée. Thiès waaye di ñëw Assane ñoo mujjee daan waa kër maître Augustin Senghor yi 2-1 entraîneur ba di Gawso Dramé nii lii bettu ko ndax liggéey la boo xam ne mu ngi tàmbalee di ñor kàddoom yi Cheikh Anta la ko dénk. tey ñu ngi suñu ñeenteelu match ñu soog di am victoire équipe bi nag loolu lañ ci doon liggéey ndax xamoon nañ ni ci ginnaaw dafa xawoon a yarax bon loolu ci la ñu nekkoon ci ñaari semaines yi passé booy gis bi ñuy football Teungueth FC liggéey bi foofu fañ ko accès woon bi ñu dem Njàmbur fa lañ ko accès woon bon dolli woon nañ ci tuuti attaque mais matul woon booy seet Njàmbur dugal nañ ko bi parce que foofu hold up lañ fa wuti woon yàlla def na ne semaine bi itam dañoo liggéey ci attaque bi loolu moo wane ni gis ngeen booy xool sax xëy na mënuñoo dugal lu ëpp ñaari bii mais dañuy sant yàlla comme gagné nañu parce que ndam li bu ñu dugoon ñetti bi 3 points la ñuy marqué bon ñu ngi sant yàlla daal vraiment te xam nañ ni daal liggéey bi day continuer xale yi léegi war nañoo xam ne mën nañu gagné équipe bu nekk parce que tamit luñ ci mën a wax rek mooy comme ñoom dóor nañu Gorée war nañoo xam ne tamit war nañoo mën a gagné kenn ku nekk et dina régler suñu problème. nu jàpp itam beneen équipe boo xam ne dafa am ndam lu yaatu ci weekend bi di waa AS Douane Jaraaf nag la ñu daal di daan Jaraaf di équipe bu ndaw ñeenti si bañ lañ ko daal di rek dóor ba mu jeexee entraîneur ba Joseph Senghor yëkki ne kàddu jàngat li xale mi wane seen diggante ak waa Jaraaf yi nga xam ne Malick Daaf moo leen di tàggat ñu déglu Joseph Senghor. bu jógee ci match bële y avait problème parce que résultat yi toppul te club sénégalais yi dañuy gaaw a viré ci crise mais xale yi dañ leen ne ñu garder la tête froide xam ne suñu effectif baax na et puis contenu bu ñu def match yi passé baaxoon na donc ci loolu lañu appuyé wu réfugié wu ci liggéey parce que problème du amee bu ñu ut beneen prétexte du sëriñ du joueur du keneen bu ñu joxoon keneen liggéey baa des liggéey baa matul donc ci loolu lañu appuyé wu réfugié wu ci liggéey bi kon na liggéey amélioré wu tey ñu ñëw négocier virage bi parce que joueur Jaraaf aussi xale yi ñëpp ko bëgg a jouer donc tey dañ ñëw semaine d'entraînement bu ñu am moo reflété wu ci match bi dañuy jouer avec la tête froide
calme négocier match bi suñuy opportunité dugal ko après gérer match bi. acca ñu wax ni classement ba kon jàmbaar mu ne ca kaw fukki poñ la am topp ci AS Pikine ak waa Teungueth FC. Ligue 2 itam dinañu ko yeggale bés ni tey Linguère mun naa nekk njiital championnat bi bu fekkee dafa daan waa Thiès yi ca Thiès lay doon jongante boobu nag tey jii la ci ngoon nu wax ne mooy tëj ñeenteel bi journée championnat football bi si wàllub bitim réew démb Juventus moom dafa daal di daan Bologne ñaari bal si dara. Lazio daan équipe bu Sassuolo benn 2-1 Lille daal di wéy ba léegi di doxal dafa daal di dem daan Rennes 1-0 Bordeaux daan Angers 2-1 ci France kon PSG Lille ak Lyon ñoom ñoo ca daal di rek jiitu ñu jeexal ak wàllu basket si Sénégal fii si jigéen ñi ASFO moom Jaraaf da ko daal di daan 70-66 si góor yi Duc dafa daan équipe bu AS Thiès 84-43 nu wax nag sànq Babacar mi nga may laaj Duc ndax góor ñi wala jigéen ñi la ma wax ko ni si wàllu basket Sénégal Duc ak ASFO ak ASFA amuñu équipe bu jigéen ndax ay équipe bu takk der la ASFA militaire yi ñoo ko moom ci basket góor ñi rek la Duc douane aussi si góor ñi kese la ñu nekk amuñu équipe bu basket bu jigéen ay góor rek la ñu ASFA ñoom ci góor ñi kese la ñu nekk te ASFA mi ngi góorgóorlu waaye douane mooy champion du Sénégal en titre. jërëjëf leer na Diagne jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi leen ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbale ko tey jii ñu tàmbale tey jii chronique bi lu soxal musique daal di daje ak artiste bi di Henry bokkoon ci groupe bi di VIB si woon loolu ay jamono ak musique Natalia. moom mi léegi Chamaka Muntu lay wooye boppam ca Suisse mu fa lay dund waaye jaaroon na Dakar ci fan yi weesu ngir ab clip boo xamante ne mu ngi koy tourné diggante Gorée ak Rebeuss Sékou Diallo waxtaan na ci ak moom. maa ngi tudd Chamaka Muntu. ab génération blëm ñooy fàttaliku bu baax a baax boobu la artiste mu bokkoon na ci groupe bi di VIB nga xam ne daal di woon nañu reprendre woy Touré Kunda te titre bi nekkoon Natalia. Henry nag ba jamono ji am na relation yu mucc ayib ak groupe am bi. ñoo ngi jokkoo ba léegi li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi dara soppaleekawul xëy na dund bi moo ñu teg ci ay yoon yu ute ay yoon yu bokkul c'est normal et puis bëgg-bëgg yi dañoo wute ñu ngi jokkoo ba léegi daal. mu doon benn artiste boo xamante ni fàttewul benn yoon réew mi di Sénégal ba jamono ji daf fiy ñëw. Les 2 dernières années j'étais plus du côté des États-Unis mais normalement je suis chaque année à Dakar. fi mu ne nii nag si li muy yëngu mooy réalisation ak tournage yu clip. lu ma ñor instant yi mooy defar ay vidéo loolu moom neex na ma lool dama yàgg bëgg a tourner clip fii ci sama koñ fii sama dëkk ndax yàgg naa tourner clip France Suisse Allemagne États-Unis mais mosuma tourner fii clip bu mujjee bi mu fi tourner mooy Natalia léegi nag dama bëggoon ñëw fii à tout prix def fi benn clip sama biir dëkk. lu mat fukki at mu ngi dund foofu ca Suisse mu doon réew moo xamante ni bëgg na ko lool la. fa am benn bés ñu dem Suisse man ak samay gars yi dem def benn concert ak benn woykat bu dëkkoon Afrique du Sud bu ñuy wooyee Lucky Dube léegi bi ñu doon doxantu ci mbedd bi foofu dama gis dëkk bi dafa set dafa rafet garab yi rafet lépp rafet discipline bi organisation bi loolu yëpp neex na ma ne waaw fii de bëggoon naa fi dëkk benn jour. ci lu soxal cinéma bi film bi di Poisson d'or poisson africain daal dinañ ko sélectionné ci compétition officielle ñaar fukk ak juróomeeli édition New York African Film Festival bi war a am ci weeru mars atum 2021 gi ñu nekk documentaire bi nga xamante ne Thomas Grand ak Moussa Diop ñoom ñoo ko def daal dinañ am lu ëpp téeméer ak juróom fukk ci sélection ci àdduna wëndar këpp waaye itam lu ëpp juróom fukk ci ay raaya mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg inch'Allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Hassan Gueye. presse bu Sénégal ci tiis ak naqar ak génnug àddina Jean Meissa Diop nekkoon rédacteur en chef bu yéenekaay bi di Walfadjri ay jamono nekkoon it formateur ci l'école bi di CESTI Le Soleil ne journaliste bu amoon jaar-jaar yu mat a roy moo faatu Le Quotidien gis ne ku xamoon ci lam daa wax ak liggéey moo daanu fin de vie d'un expert noonu it le Sud Quotidien gisee yéenekaay bi ne média yi ci seen bopp ñoo ñàkk fañ daa taataane ci lu wér xam-xam laas xëy ci xëtam bu njëkk
fësale nataalam moom Jean Meissa Diop yéenekaay bi jàpp ne presse bi ci boppam moo ñàkk nattuwaay ci wàllu doxalin akuk jëmu la presse perd une boussole jàngoroy coronavirus ak dëgër bopp gi lànk génn ba tey Sénégal ne ko noonu ci àddina observateur xëy moom ñëw ci dogalub couvre-feu bi kilifa yi jëloon diggante Ndakaaru ak diwaanu Thiès yéenekaay bi mel ni ku naan matu ko woon ndax nag xayma gunu fi résultat yoo xamante ni couvre-feu boobu jur na ko fi ne jàngoro ji mu ngi gën di yokk rek ci Ndakaaru Thiès ak yeneen diwaani Sénégal donte ba tey ci yéenekaay bu groupe Futurs Médias docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ma nga ca naan dàqunu xalaatab lawal ko boobépp couvre-feu ba ci yeneen diwaan yi tribune na yëf yi foo ko natt wees na ko wàllante gi bari na cas grave yi naka noonu bakkani ci rot ca nag li waral musiba gi jamono yi bokk na ci faux test yi dëj yi ak ngénte yi xew yi moom askan waa ngi làqu ba tey di ko amal ca xayma nan fii ci réew mi ci ñaari fan kese juróomi téeméeri nit ñu amee jàngoro jeeg fukk ak ñeent ñu ci faatu juróom fukk ak benn yu nekk Sowétas source a dëggal waxi tribune teg ca xayma ñu faatu ci coronavirus ci réew mi diggante fukki fan ci weeru décembre ak 23 janvier 2021 ñaari téeméer ak fanweeri doomu aadama libération ne ko ba démb bi fi corona duggeeg léegi faat na ci réew mi di Sénégal juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit Le Soleil xëye mbir ñàkk yi moom ne njiitu réewu CEDEAO yi yamale lañu bëgg ci mbir yi maanaam ñëpp mën a jot ci ñàkk yooyee mu bañ a yem rek ci borom barke yi ñu ngi ko xamle ñoom njiiti réewu CEDEAO yi ci 58e sommet kuréel gi Le Quotidien ne ñàkk mi moom ak ñàkke mi ci Sénégal du yomb nde ordonnance bi dina seer lool fanweer ak juróom-ñetti millions yi dose la ñuy war a jënd ak it chaîne de froid bi gunge denc gi ñeel yooyu ñàkk denc gi nu dencandi Boubacar Seye nag ci kaso bi moom neexul Alioune Tine ci la tribune ma nga ca naan minute waru ko def ci kaso bi moom Boubacar Seye Alioune Tine ci Sud Quotidien ne dañu war a sax wote ci réew mi loi boo xamante ni dafay aar ak sàmm lanceur d'alerte yeeg activiste yi ngir ak cellal am ci yorin wi ci wàllu bonne gouvernance jaari sow feeñ na alhamdulilah observateur ne gis nañu ko waaye lànk ko gum na wéyal ab njàngam nanguwul it jóge ca bërëb ba mu làqu woon terewul bourse d'excellence baa ngay wéy ak moom libération ne ambassadeur bu Sénégal ba ca France ak consul ba fa daje nañu ak moom ci week-end bii diir bu yàgg ci teewaayu ministre Serigne Mbaye Thiam di ki nu ko bàyyele lam leen waxoon rek ca la ne maanaam daa bëgg ab diir tëju fatu ngir gën a defaruwaat kilifa yi jàpp ne waxambaane la mu ngi ci kaaraange ñu nangul ko dogal bi lu ci mën di am téeréem bi mu bind nag duppee ko sous le visage d'un ange moom jaari sow ma ngay jar ne mburu ca librairie yi di lu nu Les Échos xamal ci yéenekaay bi Señaan Njaay responsable promotion Harmattan ni ñu bari dina ñëw jënd si téere bi ngir dañ kumpa xam lu waral jaari sow xëy ne mes ci wàllu politique ñu des ak Les Échos ak waa ñoo lànk ñi mere lool waa PDS ginnaaw seen échec ba woon ci jokkoo conseil constitutionnel ngir song loi bu bees bi ci wàllu état d'urgence ñoo lànk ne doxalinu PDS bi jamono yi Macky Sall di PG ñenn ci ñoom libéraux yi ngir ñu fekki ko tey na xel seen mer mi nag ñoom waa ñoo lànk ci Vox Populi gi fagul ndax démocratie bi ci boppam ci réew mi lañu gis ne daanaka mënees na ko méngaleeg ba ca Rwanda ñu jeexale sport gi ak lamb jéeg nelawuk mbër mu ràññiku woon ci Sénégal Boy Bambara ci sunu lamb ministre des sports Mactar Ba di ci tiisoo lool paatu gi naka noonu it seede yi yëpp nekkoon benn ci rob bi ñeel ko moom kàngam gi soxnaam sa woon it Ami Collé Dieng di seede ci yéenekaay bi ba tey di sunu lamb ci digganteeg jëflante bu rafet bu amoon seen digg wàllu football ak candidature ci njiitam CAF Augustin Senghor du mbër muy dem di bàkku waaye it wóolu na boppam ne ci Vox Populi ma nga ca naan mooy favori ca mooy gagné ci stade yéenekaay moom maître Augustin Senghor di ca wax la mu namm ca CAF bis bu faloo bokk na ca yeesal anami yoonal gëfa ak it wàllu doxalin yokk compétition yi à la base maître Augustin Senghor ci observateur ne bokk na ci ay mbébétamit su faloo ci boppu CAF atum 2026 Afrique présenté fukki équipe ci wàllu football bi ca mondial ba. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu koy gërëm moom Hadj Assane ci li ci yéenekaay yi mbokk yi foofu la ñu yem ak yéen ci xibaar yi nes ñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. mbas mi di coronavirus di law bu baax a baax ca diwaanu Kaolack mi toll ci juróom-ñetti téeméeri cas ak juróom-ñaar fukk ak ñaar nit ñi si ñàkk seen bakkan waral ba kilifa yi jukk taxaw temb ngir taral xeex bi caw gannaaw dogal bi jëm ci toxal pharmacie bi di la Nation ca place de l'Indépendance foofu feneen pharmacie di la grande pharmacie dakaroise sanc syndicat bi bu pharmacien privé yi jukkoo ngir xeex boobule dogal nguur gi taxaw ci xeex ñàkkum jàngalekat ci école yi fas yéene jël ren ji lépp ñetti junni jàngalekat mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène woon ci micro bi ñuy gërëm bu baax Abdoulaye Diop ci machine bi ak Yacine Pouy digital ci kanam tuuti El Hadji Assane ngeen di àndal ci penc mi jaajëf ñeen ak jàmm